ñu leen di jaajëfal ba léegi ci seen ànd ak Zik FM Sen TV toute la vérité deuxième partie suñu gan muy exclusivité maam Thierno Birahim Mbacké moom Seydina Ousmane Mbacké Noreyni ñu fekk ko fii ci Chikori ñu doon waxtaan nag ci tollinu jamono ak tolluwaayu jamono sax lañu mën a wax ak li nga xam ne moom mooy ay perspectives borom daaru ñu wax ci état lu mu waral askan wi waaye tamit lan mooy responsabilité wu askan wi wax nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy politique yi tey boo fi nga nekk ngay yëg li xew Dakar di yëg li xew Thiès Saint-Louis ak feneen yenn saa yi doo xaw a tiit ne ni attention réew mi fi mu jëm buñ ko continuer nii du baax ci fànn wu nekk. waaw en tant que responsable tiitaange ak ñeewante tiitaange gi mooy yàggaguma ci àdduna waaye sama borom dimbali na ma traversé ay moments yoo xamante ni bi la may tiit mooy ñi ma sama borom booleel ñu maase jamono bu ñu tolloo ci moment yooyu ban retenue la ñu war a mën a am ba passé moment boobu noonu ça me fait hyper peur daf may tiital daf may ragaloo damay ni parce que man xale yi bëgguma dara arrivé leen lu dul jàmm barke Seydina Ousmane à chaque fois damay tiit damay toog sama nekk sama xol bi ñogg lay def parce que dama leen di ñeewante ci gis nga dérive yu bari yi yëpp di jàll billaahi wallaahi taalaahi damay toog dama koy xalaat barke Serigne Touba parce que dama am ci ñoom ñeewante parce que dama xam responsabilité yi nekk ci seen kaw xamit jom ji ñu am ñoom ndaw ñi xale yi dañoo baax. am nañ jom. barke Serigne Touba Birahim xale yi dañoo baax. dañu bëri yërmande et puis dañu am sutura dañuy ami teggin te dañoo bëgg lu baax. parce que gis nga ku la ci tàllal ay loxoom di la ñaanloo xam nga lu mu lay njëkk a ñaanloo Mbàkke ñaanal ma am teraanga ju ma teral sama wayjur yu ma yore samay wayjur xam nga ndaw xoola période bac bi bu jotee. fu ñu gëm ni fu ñu jàpp ni bu ñu fa demee bu ñu leen ñaanalee ñu am bac billaay jaral na leen bu ñu doon fay ay millions dem fa sax dañ fay dem sëriñ bu ñu dégg ni kii kat mën naa ñaan kii kat bu la ñaanalee nga am bac wala kii kat bu la ñaanalee nga am lu baax barke sëriñ Tuubaa da ngay xëy rek ñu def délégation bu rëy dem joxe seen i ñëw te bu ñu ñëwee dara seen mbégte yëpp mooy nga ñaanal leen donc ñaan googu sax duñ ko gëmee dañuy jàpp ni bu ñu génnee seen bac am nañ ko xam nga bu dee ko mel ni man nga xam ni dama am ak ñoom ak ubbeeku parce que awma ak ñoom man doxaluma sama diggante ak ñoom ay tappale wax fii gëmal lii gëmloo leen ay ñàkk fayda yooyu du ma ko def nit ki bu la yaakaaree ngir yàlla ñëw ci yow da nga koy wax lii dëgg ñaan baax na ñaan ba mu mënee mayee àjjana la tëliwul dara mais dafa am loo xamante ni bi nit ki boo fa tolloo bul sàkku ji ñaan demal nga wuti ko mu metti nga xam ni lii da nga koo am ci sa jommi bopp da nga ko am ci sa fulay bopp ñaan am na feneen foo ko yite woo boo foo fa àggee boo ko ñaanaloo suñu borom da koy nangu ñaan gu ne dafa am lu koy jiitu il faut nga sabablu il faut ñu nangoo sabablu il faut ñu góorgóorlu bu baax a baax jom jooju maa ngi leen ciy encouragé bu baax ñu gën a fas jom gën a góorgóorlu bu baax te ni ma leen am habitude di leen ko waxee rek gis nga fu ngeen toll ci métit na leen seetlu li nekk seen kanam ko ëpp il faut pas que ngeen découragé perspective yi bokk na ci tey tool yi ndax ñu bari ku ci mel ni sa turando maam Thierno Birahim bu Daaru Marnaan daan na yëkkati kàddu yàgg na ba juñu na ci sax ba ci sëriñ si ñu woowee mbàkke yi ne leen Dakar ba ngeen di toog wala réewu tax yi ngeen di toog tool yaa ngi fi te loolu mooy développement est-ce que tey li ñu naan retour vers l'agriculture boobu jotul ci ñi nga xam ne peut-être amuñu chance wala yenn ci wàllu jàng ci fu ci mel ni ci université ak yooyu ñu dellu ci tool yi ndax am na lu ñu fa mën a am tamit. waaw xam nga loolu du ñëpp ko mën. du ñëpp ko mën du ñëpp am possibilité yi aussi parce que tey am na ñoo xamante ni bi am na ce qu'on appelle les religieux. du ñëpp ñoo am mbooloo bu leen mën a defal loolu. am na ñoo xamante ni bii mënuñu ko. xamuñu ko sax xamuñu bay. am ñoo xam ne xamuñu bay xamuñu luy bay dañoo jàpp nag boo ñu nee chef religieux rek dañ ko war a dégg ci àll bi dafa war a nekk ci tool yi dafa war a nekk sa déedéet du loolu. du maanaam chef religieux. loolu yàlla sama borom moo koy def ci nit ki.
nga war a jiitu nit ñi topp sa ginnaaw boo waxee ñu dégg ko te buñ ko déggee ba noppi dem jëfe ko loolu martaba lay moo xam ne yàlla moo koy def ci nit ki du caagi ne da nga koy bëgg a nekk rek nekk ko moom laa la wax léegi man la nit bu doon nit mooy may boppam kenn du ñàkk waaye yàlla sama borom mooy def ci ab jaamam lu ko soob ki nga xamante ni bii nag suñ borom may na ko possibilité boobu moom la ko war mooy dem ci àll ba toog nit ñi fekk ko foofu mu éduquer leen jàngal leen yar leen teg leen ci yoon woo xamante ni bi bu ëllëgee daañu mën a jariñ seen bopp jariñ seeni mbokk jariñ seenu askan moo gën dem toog ndakaaru di xëccoo ay terrain di xëccoo ay ceci di xëccoo ay cela déedéet jaru ko yow li ngay xëccoo yàlla jox na la ko ba mu ne gàññi ku am palug yàlla ba noppi looy doyati palug nit ku yàlla far kay soxlaatu ku la faral yow jàppal ci faruk suñu borom gi rek nga xam ne palug suñu borom googu moom du folleeku du folli mukk suñu borom du fal du folli mën na laa fal nag nga sàggane sa bopp ba folli sa bopp wala nga sàggane sa bopp ba pal ga du safati waaye suñ borom moom bu la xasee fal moom dalay bàyyi ak sa bopp sama borom kum sàkk ku ne def na ci yow la ko war la ca des nag dalaa bàyyi ak sa bopp na ngay def ba loolee nga jariñoo ko yaa koy def na ngay def ba du la jariñit yaa koy def mais moom suñ borom du maye mukk di nangu kon bu ko defee chef ñi ñuy tuddee ay guide religieux bu ñu nangoo taxaw jël suñu responsabilité rek taxaw te def ko te yàlla rek tax ak jëmmi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax suñu borom def ko ci ñun wax dëgg yàlla lu ñu bëgg ci nit ñi ak lu ñu bëgg suñu diggante ak suñu borom def ko. coow bari na tamit ci Dakar ci guide religieux et politique ñu ne diw Mbàkke la sant wala si la sant waaye ma ngay politique la ñu war a teg politicien bu sant Touré ñu teg ko ci wàllu ak yooyu est-ce que ñaar yi mën naa ànd même bu àndee sax nag nga ko jàngatee ndax amul tamit benn worma boo xamee ni peut-être sant wi wala li nga doon war na tax ba lu bari du agsi ci yow. waaw ñoom xam nga mën ko soppi. xam nga àdduna kenn ku nekk gis-gisam rek. mais loolu yëpp ay polémique la ak ay barrières yoo xamante ni bi occidentaux yi ñoo ko jël teg ko. parce que tey boo xoolee li tàmbalee boo génnee Thiès ba dugg Bawol bi. ba ngay jëm Fouta yëpp bi fi tubaab bi nekk ay indigènes la leen tudde woon daanaka boolewuleen woon ci population sénégalaise. Ils n'ont pas été enregistrés ni rien du tout. boo juddoo sax doo am fu ñu la déclaré. doo am date de naissance. boo xoolee ñoom ñëpp seen carte d'identité yi suñu bàyyi ak suñu maam yi ñoom ñëpp seen carte d'identité ne vers 00 nangam. yooyu lañ ci def donc kon considéré wuñu leen woon. mais nag c'est normal tey aussi manque de considération boobu dafay continuer mais dañ ko moderniser. modernisation bi mooy que ni boo jógee Bawal wala nga jógee Chine wala nga jógee feneen comme indigène nga woon. léegi dafay am nu ñu lay classifier noo xamante ni bi dañ lay rabaisser en yooyu yëpp xam système la. comme suñu génération bi yooyu c'est dépassé. personne bi ñuy woowee guide religieux mais li muy gérer le président de la République dëgg la moo yore réew mi mais ki ñuy tuddee guide religieux dëgg te muy guide religieux jote gi mu amee ak population bi ak ni muy dundee ak population bi bu ko président de la République doon def 1 mois mu daw mënu ko ndax li mu yanu moo diis. non mënu ko wallaahi lazim mënu ko barke sëñ kon bu ñu politiqué président de la République dafa am heure sàngam lay xëy heure sàngam lay wàcc guide religieux bi ay nappal ko wax amu ci droit yenn saa ñu fekk le 2 heures du matin ki ñuy tuddee sëriñ nga xam ne mooy sëriñ li ñuy tuddee sëriñ nga xam ne dafay sëriñ mu mat sëriñ digganteem ak boroomam mu mat sëriñ li mu nga xamante ni bi moom la ko suñ borom meeg jotale ci digganteem ak population bi boo ko tegoon président de la République bu xëyee suba bu jant bi so xool da wëqat lay def mënu ko c'est impossible parce que li muy générer dafa bëri de du lu nit ñi di gis ni seeni bët rek kon ñu doon politicien mais ci sens bu baax mën na bañ a wàññi dara ndax gis nañ fi fan yi passé ba li xew sa mbokk ma li nga xam ne mooy Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dugal ko ci kaso bi ci ay kaddu yoo xam ne kaddu politicien lañ ko mën a jàppee jëmale ko ci njiit réew mi ndax politique kaddu yu xaw a ñàkk teggine ci ni ko nit ñi jàngate ndax amul lu ñu naan jàmm buy dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy guide religieux bu ñu wàccee seen ànd entre guillemets dugg ci
lu mel ni. waaw lu ñuy defee fii politique bi. boo xasee ni Mbàkke nga sant rek. dafa am yenn kàddu yoo xamante ni bii doonte da ngay politique ak loo manti def ci àdduna. nit ku nekk nag yaa moom sa bopp. tout à fait. boo génnee taal sa oto wala nga génn dem ci say xarit wala nga génn dem say kii bu la neexee nga xàqataay bu la neexee nga ree bu la neexee nga sax saayiral. lu la neex kooku yow la. mais nag bu fekkente ni yaa ngi wax nit ñi di la dégg te la ngay wax nit mën na koo dégg répété ko. wala la ngay jëf nit mën na koo gis répété ko rek seetaat ko bu baax. président de la République c'est une institution. que ça soit nga Mbacké que ça soit nga Bousso que ça soit nga Ndiaye que ça soit nga Jaxate wala nga leneen loo mënti doon. on n'a pas le droit en tant que citoyen di yëkkati suñu kàddu à n'importe quel moment ci situation bu mën di doon di ko adressé di ko jëmale c'est insulter ko wala wax ko lu ñaaw c'est insulter toute une population. wax ko kàddu gu ñaaw. wax ko population bi yëpp la. man génnuma ca wax joojee noonu ñu ko wax. xaw ma ku ko wax man parce que information boobu noonu maa ngi koy soog a jot. bu dee Mbacké la sant wala Bousso wala ku manti doon. boo saaga président de la République rek saaga nga sa bopp saaga nga sa wayjur saaga nga wayjur yu jàmbur saaga nga jàmbur. parce que le président de la République institution la dafa toogal boppi Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ak ku mën a doon. kon man sama làmmiñ la ma ci mën a génne mooy te ma sañ koo wax te mooy citoyen en tant que citoyen ku taxaw sama kanam saaga président de la République barke Serigne Touba ma dal sa. est-ce que boobu le président tamit warul solaat mbubbu président bi dëgg tey ñu ngi wax naan est-ce que duñu def séparation des pouvoirs kooku c'est son problème à lui. mais institution bu mu téye moom war na ko respecter d'abord institution bi muy téye lay respecter. mais prononcer le nom de la personne kooku c'est ton problème ak lui. mais en tant que président de la République moom sincèrement sama président moom kenn du ko saaga sama kanam bañ cay jógee nag kooku citoyen la kooku loo seq ak moom yaa ko seq ak moom mais loolu il faut que ñu respecter ko très sérieusement man xaw ma dara jànguma dara ci saayir yeeg yooyu mais xam naa ni ce qui est institution moom sama institution kenn du ko saaga institution dañ ko war a kenn du ko saaga sama kanam dañ ko war a respecter. est-ce que homme politique yi parce que dafa nekk actualité ñu bari di leen déglu di leen topp saagante bi ñuy def seen biir xuloo yeeg xiiroo yeeg ŋaayoo yi nga xam ne moom moo am seen biir. man moom ku ma dégg ku ma la ma waxoon sama mbokk yi rappeurs yi. man damay déglu rap. damay déglu musique. bu dee musique sénégalaise bii ñu xam. ku ma ci dégg ngay taasoo ko tàggaate du ma la dégg. da nga may indil damay dégg ngay wax texte yu leer. ma déglu li ngay wax ma di ci am lu ma ci mën a xëy na peut-être fore ay baat yu ma ci mën a fore pour yokkee ko sama xam-xamu dundinu àdduna waaye politiciens yi ku ma ci dégg nga wax kàddu gu ñaaw bu ma duggee ci urne di la wooteel du ma la wooteel. tout simplement ku nekk jël sa responsabilité. man amul benn élection boo xamante ni bii dana ma fekk ma toog élection bu am bu am damay dem woote ji. waaye ku ma dégg nga wax lu ñaaw moom du ma la wooteel. déjà moom man bu ma la déggee nga saaga rek. ñu perte sa carte déjà carte boobu moom bokkul ci. ba koy votel ma ne sa carte kon du bokk ci kay votel. déedéet ñay saaga ak ñay wax waxu ñaaw. déedéet président de la république booy wooteel muy taxaw ci tey làmmiñam nii di saaga nga dégg. wax ju ñaaw. Déedéet man. question de responsabilité bu ñëpp war a jël la. personnalité mbir nit ki moom manque de personnalité weesuwul ngay génne ci saw làmmiñ aw saaga en public ñëpp di ko dégg. nit ki dafay li muy gérer nga ni baaxul. façon bi nga koy gérer. doo lijjanti ba xam est-ce que am na beneen façon bu dul boobu yow boo amee beneen façon apporteel ko rek. discrètement ngeen waxtaan ci ñi jéem a xool loolu bu dee réew mi rek a leen intéressé toog leen ngeen waxtaan. am nga solution moom am na solution keneen am na solution keneen am na solution pourquoi pas mun leen a toog ngeen waxtaan rek jàmm am moo gën kenn ku nekk génn taxaw fenn ci barab weer sa morom way saagante waxante lu ñaaw suñu doom yi. di dégg loolu. wala sax yenn saa bu subaa ngeen ànd da ngeen toog fii saagante. boo leen génnee dem àndandoo. waaye boobu yaa ngi yóbbu. loolu nag de moom waaw du lu kenn xam. mais de toute façon daal man personnellement ku ma dégg nga saaga moom. wala ngay nekk di xas nit ki nii rek ci loo xamante ni bi da nga koy bëgg a wax lu la neex rek déedéet. tey am na beneen phénomène boo xamee ni ñu ngi xawoon na wàcc fan yee passé mais mu mel ni lu dellu si muy lu ñuy woowee émigration clandestine. ñi di jël gaal yi di dem
ñenn ñi nee nañu parce que géej gi ñu doon amee jën dem nañ ba jaay ko tubaab yi ay bateau yu mag yi bateau étranger di ñëw di jël ba géej gi daanaka amatul jën moo waral ñuy dugg gaal yooyu ñu doon demee di napp di ci dem bitim réew ñu am ci ay cas yoo xam ne ba ci fii suñu kër gi nga xamee ni am na ci sax ñoo xamee ni seen bakken des na ci gaal yooyu lan mooy le message bu borom daaru à l'endroit justement par rapport ak immigration clandestine responsabilité jeunes yi responsabilité état responsabilité ñëpp waaw foofu laay duggee kon ziare sama mbokki taalibe yi nga xamante ni bi ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew mbokki sénégalais yi ak africains yi nekk bitim réew ñëpp di leen sant bu baax di leen gërëm di leen massawu coono ak fitna yañ fa nekkee di leen féliciter aussi ci courage bi ñu fa nekkee aussi parce que vraiment boo leen fa fekkul dundook ñoom mënoo ko xam mais man personnellement dama dund loolu ñu dund noonu. longue détention préventive am na yeneen solution waaw pour justement arriver à lu ñu wooyee tey autosuffisance alimentaire mën na am ñu bañ leen mën cee liggéey xale yi ñu bañ leen di tëjati durée boobu yëpp ñu yóbbu leen ci tool yi ñu dem bay kuñ ci jàppati loolu xam nga xale bi boo ko defee non seulement dina fa jàngale xam-xam jàngal métier dina fa jàngale métier mais bu fa génnee dootoo ko gisati mukk muy tox yàmba ci àll ndax tool bi ay métti laa ilaha illa booy yi ko ci jàpp yóbbu ko ci naaj bi ba ko pendant 3 mois 6 mois nangam boo liggéey loo ko def loo bu soobee yàlla bu dee jàmm dina ko def bu dee safaan ba moom dootoo ko ci déggati dootoo ko ci gisati c'est ça bu ko defee ñu désenclaver prison yi parce que boo xoolee Rebeuss boo xoolee Camp Pénal boo xoolee yeneen prison yi nga xamante ni moom lañ tabaxoon sax pour kii ko yooyu yëpp mënoon na ñàkk solution bu gaaw la bu simple bu rapide bu fi nekk boo xamante ni bi rek bu ñu ko defee léegi ñu régler situation bi am na diggante boo xam ne am nga ko yow ak ñu woyee les prisonniers parce que souvent da nga doon dem di yebal sa njaboot ñu yóbbu lu ci mel ni Korité Tabaski ak yeneen sax ay xéwal ci prison yëpp ñun ñii ànd nañ ci ñu gis tamit la nga doon liggéey ci armeel yi ak sa njaboot di ko liggéey ci hôpitaux yi mbënd meeg yooyu yëpp muy loo xamee ni yàggul dara ñu bari ku ci mel ni sa mbokk Fabrice Ngema chaque jour mu ne ma dañoo namm borom daaru si suñu armeelu catholique yi fële ca Saint-Lazare parce que dañ daan gis muy liggéey ci armeel yëpp ci prison yi ak ci li nga xam ne moom mooy ci hôpitaux yi liggéey la boo xam ne fi ñu toll nii da nga ko talatul ndax yaa ngi ci yeneen chantier ci biir dëkk bi wala dafa am ñoo xamee ni di ngeen koy continuer ci wàllu woowu. kay dinañ ko continuer di ko tal dañ ko continuer di ko tal xam nga àdduna dañuy def saa boo xëyee rek nit ki da nga war di jéem saa boo xëyee séq benn jéego. ay étape ngir jëm ca kanam. étape booy dem ñi ngay bàyyi sa ginnaaw na nga di leen jàngal. fi nga toll woon ak ñoom nga di leen ca jàngal bu ñuy maîtriser rek bu yàggee lépp loo xamante ni bi weesu na ci sa ginnaaw dinañ la ko mën a sàmm. muy relève bi ñoom ñoo war a poursuivre la relève man ñun dañuy jàngale rek. dañuy jàngale léegi nag ci njàngale ci kaw njàngale moomu bu ñu demaatee nii ba tolluwaat ci incha allahu rabbi ñoom bu ñu xamee ni yitte woon nañ ko rek daañ jógaat taxawaat la nga xamante ni mu lañ doon dañuy fas yéene incha allah muy gën di jëm kanam koy waaye dootu wàññeeko dinañ delluwaat ca yooya di demaat ci prison yi di leen nemmeekuwaat ndax man mii di wax ak yow ni fi mu ne ni ñoom dañ maa wutal bis yoo xamante ni bi bis boobu bu accès dañ may jàngal kaamili alxuraan di ma ci ñaanal yàlla waaw mënu ma leen a fay de man sama gars yi loolu moom waa Thiès am na ñu ñuy déglu xam naa ñu nekk prison wu Thiès ñoom bés bu set dañ maa teg sax man foo xamee ni àgguma fa ndax dañ ma naan yow comme taalibi borom daaru nga waaw kay jàppali ba sàngam am na ñaan boo xam ne dañ koy defal borom daaru te dañ la ciy boole kon mu mel ni am na fuñ la teg daal ci wàllu am na fuñ ma teg fu kawee sax foo xamante ni moo tax ma ñoom ñu nekk ci biir ni ma nekk ci biti tamit terewul sama xol tout le temps day nekk ci ñoom te xam nga prison dafa nekk loo xamante ni bi doomu aadama bi saa boo xëyee war nga ko boolewaale ci sa programme ni sa benn tànk nga ci biir sa benn tànk day nekk ci biti parce que lu ne mën naa arrivé ku ne ci instant bu ne mën nañ la tooñ sax dugal la ci wallahi la du dara ndax ñun ñi nga xamante ni bi dem nañu Europe ñëpp xam nañu yooyu da ngay xëy génn sa kër sa buntu kër ngay teg sa tànk teg rek yam ci police contrôle déjà yaa ngi garde à vue déjà benn 24 heures wala benn 48 heures boo xamante ni bi garde à vue ngay nekk
bu paasee maanaam maanaam moom sa catu testeen moo nekk ci biti waaye sa lépp nga daanaka sa yaram yëpp ngi ci biir mi ngi ci biir prison bi. waaw peu de choses nga dem jël. donc du dara. du dara. passage la ci àdduna ci dundinu doomu aadama bi. à part ki nga xamante ni bi dafa def tooxi doona woo xamante ni moom li des ci àddunaam daf koy topp kooku moom il est dafa nekk ci prison toute sa vie. dafay nekk ci prison parce que bu génnee ci prison bi tamit. dundam. prison fu mu tolloo ci prison lay nekk. parce que nit ñi dañ la koy xoole nit ñi dañ la koy waxtaaneele. nit ñi dañ la koy moom Sénégal kay loolu la fi dal yàlla la fi jàmm di dal bu la fi dara dara moom musiba. tool yi bari tamit xam naa ni ci laaj yooyu la ñuy mujjee muy phénomène tamit boo xamee ni ñu bari ñu ngi koy ñaaw kër sëriñ si ñu ngi koy wax am na sax ay kuréel yu taxaw muy lu ñu wooye borom ñaari tur yi muy mbirum góor jigéen. ñu xam sa kàddu par rapport ak jeunesse bi te xam tamit comme li nga doon wax sànq ni am na ay influence extérieure yuy dugg ci biir mbir moom lan nga koy. nga ci wax nañ ci ba tàyyi mais bu leen fàtte ni. góor jigéen googu ngeen di wax. daa yàgg Sénégal. lu bees. déedéet. daa yàgg Sénégal dafa dem ba dafa bokkoon ci suñu culture sax pratiquement parce que pourquoi. da nga daan gis ngénte da daan am wala céet da daan am góor nekk fa nekk ci biir jigéen ñi di tëb ko dal ñu naan ñu di ko woowee. yéen wax bi yéen tamit bu leen fàtte ni Sénégal ngeen nekk. Sénégal ngeen nekk de Sénégal dafa dëkk bu doy waar la. dëkk bu doy waar la mais président de la République gis naa mu def ci ay jéego yoo xamante ni bi ba ci jërëjëf Birahim. Idrissa Gana Gueye moom Sénégalais yëpp. surtout jullit ñi ñëpp. war nañ ko féliciter ci ñaanal ko yàlla. ci taxawaay parce que man xam nga bu ma xalaatee ba sama xel dem ci moom barki Sëñ Tuubaa damay am soulagement de fierté parce que damay xam ne ñun jeunes on est fiers jeunes sénégalais. yàlla sama borom may nañu foi alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla. alhamdulilah fierté la. dafa def fierté wu sénégalais yi. barki Sëriñ Tuubaa. parce que gis nga loolu noonu ñu ko doon def loo bu ko nangu woon. ce serait catastrophique. parce que image bi muy joxe. allahu akbar ñeneen ñi ko ci naroon topp. kon allahu akbar loolu lu doy waar la loo xamante ni bi moo tax man dama cee santaat yàlla santaat ci Serigne Touba bu baax a baax ñaanal naa ko nag ñaan yu rëy a rëy yàlla ko sama borom. amiin waay yaakaar amiin boole ñu ci ñun ñëpp delloo si waat na ci ñun. delloo si waat na ci jeunesse bi beneen dignité. dafa yokkaat dëgg dignité jeunesse sénégalaise barke Serigne Touba loolu ñun xale yi mënaguñ ko sax xam. waaye léegi bañ demee ba ci kanam ci la ñu xam dëgg li mu defaat ci jeunesse sénégalaise. jamono yi nag dama dégg ni président de la République def na ci ay jéego. ba xamal France ni leen nag il faut que ñu respecter ko ci li ko religion may. li ko religion permettre. xam nga loolu c'est une bonne chose. kon président de la République loola. lam ca waxoon kon ba léegi mi ngi koy continuer di ko dëggal moom tamit ñu di ko ci féliciter ba pare di ko ci encourager di ko xamal ne ko nañu jàppale nañu dimbale ngir yàlla parce que population sénégalaise certes que lii ñun ñëpp xam nañ ni yàgg na ci suñu biir population waaye nag sutura si nga xamante ni bi yàlla sama borom sàng nañu ko ba malgré mi ngi daan nekk ci suñu biir yëpp ñu di ko dundee ak di ko dund ak ñoom te kenn mësu ci woon a xam dara ñoom it bu ñu demee ba nar ko fésalit déedéet loolu moom dañu ci dimbale rek ngir yàlla li ñu diina may nag ca loola la ñuy jàpp du ñu gëstu kenn du ñu topp kenn du ñu wuññi wor may kenn waaye nag am maa jëmmi nag àgg ci di ko fésal nag ba nga xamante ni bi nag day fés di ko defe ci maatay moom duñ ko permettre rek kenn finalement li ñuy téye mooy diine mooy religion mooy tax ba ñu mën a yenn yi ñu moytu ko mais diine que ça soit muy diine l'islam que ça soit muy diine catholique chrétienne nanguwuñu ko bëgguñu ko ba baaxul ci population baaxul ci askan day détruire day yàq xam nga bëgguñoo changer bëgguñoo doctriner bëgguñu indil ay problème mooy tax ñu naan l'islam dafa défavoriser jigéen dafa ceci mais ñiy wax loolu nañu seetaat ñiy favoriser góor jigéen kay ñoom ñoo défavoriser jigéen. ay lobby yu mag la de nee nañu. déedéet waaye na doon lu leen neex ay doomu aadama dong lañ. dañu am fula dañu organiser seen bopp rek. dañu
am fu lay organiser seen bopp rek ñu ne nañ am fu lay organiser suñu bopp njagam ñoom am nañ fu lay organiser seen bopp ba àdduna ñëpp ragal nañ leen kenn sañu leen a tudd kenn sañu leen a laal waaw mais yow tamit organiser sa bopp ba am fu lay bu la kenn tudd bu la kenn laal ay nit lañ ne yow jëruñoo ragal jëruñoo tiit jëruñoo yoxi jëruñoo def nangam koo ci jàkkaarloo ñaari nopp la yor ak bopp ñaari bët ba kenn gémmiñ ay tànkam buy dox ay tànkam ay féete suuf doo ci gis kenn ku ci doxi bopp ay doomu aadama lañ ne yow kenn jëru cee ragal kenn jëru cee tiit ay nit dong lañ am na ci loo xamante ni bi nag ñoo ko tey ki koy def moo ko tey am na ci koo xamante ni bi dafa feebar am na ci koo xamante ni bi vice la dafa dem ba àddunaam dara ñoratu ko lu dul vice la ak ki koy def ngir bëgg lu mu am parce que comme gis nañ ni léegi c'est un outil pour avoir quelque chose de l'argent facile nañ xool bu dee ki feebar nañ ko yóbbu faji ko bu dee ki nga xamante ni bi nag daf koy def ngir lu mu am mais moo ko tey am na lu ko yoon war a teg nañ ko teg bu dee ki nga xamante ni bii moom viisam la kooku ba tey maladie la c'est une maladie parce que nit ki bu fekkente ni li fi neex yëpp mbàyyi nga ko fi dem di def contraire leneen loo xamante ni bii loola moo la neex da ngaa feebar yaa koy yegg nu ñu ko mën a waxee daal da ngaa feebar Maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru Noreyni xam naa ni waxtaan bi moom buñ ko doon def dañ koy def toute la journée toute la nuit ba jëmale ajak-jak nuñ ko mën a waxee ndax c'est toujours un plaisir di waxtaan ak yow tey lan mooy sa message à l'endroit des populations sénégalaises ñi nekk fii ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ndax ñu bari tamit dañ lay teewlu ci wàllu woowu. bi jiitu fii ci réew mi mooy pour ma jeunesse la jeunesse de mon pays ma génération et la génération future ñaane leen yàlla sama borom defal leen tawfeex amiin doon leen sutura amiin ba pare woowaat leen ci ce que ñu rassemblé wu nekk benn bañ a féewaloo bañ a tàggali ko ñu xool organiser wu nan la ñuy def pour mën a construire suñu vie accepter responsabilité yi nga xam ne suñu borom teg na ko ci suñu kaw bopp muy responsabilité et que xamal leen ni responsabilité nag dara du ko gérer lu dul personnalité. Il faut avoir beaucoup de personnalité pour mën a gérer say responsabilités. di leen wax ni leen ni bu ñu amee problème bu ñu jëlaat problème di ko ci teg nit ki boo xasee am problème da nga xam ne problème am na taxawal nga ñeme nga jël sa responsabilité nga affronter sa problème nga régler ko sama borom dimbale la defal la ci tawfeex nga avancer ci leneen nañu bàyyi naan gi sàngara bàyyi dorogewu bi bàyyi tox mi te jéem a affronter dundinu àdduna wi te xam ne dund gi mooy li nga xamante ni mënta ñàkk nañ ko dund proprement jéem a xool li ñuy jëmalay kanam ñu def loola leneen li ci des mooy instant bii ñu toll même nga xam ne xale yi ñoom ñëpp dañoo toll ci période examen may ñaan ñun ñëpp ñu geler toutes les activités que ça soit politique bi xumb-xumb yeeg yenn yëngu-yëngu yeeg ñi ma ko sañ a wax ca sañ am ci ñoom sañ-sañ moom jox naa leen digal nee naa leen lépp luy activité muy cant ak wala muy leneen ak leneen nañ ma ko arrêteel ñu jàppaleel ma xale yi ba ñu passé période bii ñu nekk nii parce que xam naa ni man personnellement man mi koy dundandoo ak ñoom xam naa ni période bu difficile la ci ñoom te man seen réussir rek mooy li ma importé mooy li ma gënal loolu rek laa bëgg ci loolu rek laay dox loolu laay ñaan yàlla sama borom defal leen ko kon ma leen di ñaanal yàlla sama borom defal leen tawfeex ci li ñuy sàkku ba pare di leen encourager ñu gën a góorgóorlu bu baax concentré wu ca loola di ñaanaat président de la république mu génn wax ak population bu mu ci am benn hésité bu mu ci diglu kenn bu mu ci ki xalaat kenn na génn lii yërmande ci moom ci xolam ci digganteem ak peuple am na génn wax ak ñoom bu mu bàyyi kenn di ko waxal bu mu bàyyi kenn di waxal kenn na génn wax ak population am dalal seen xel defal leen parce que actuellement fi réew mi toll ay doomam dañ ko soxla soxlawuñu xëccoo soxlawuñu xiiroo mais kaddu président mais pas kaddu parti politique bi mu jiite na jël politique bi teg ko fee na jël yëpp teg ko fee mais na génn moom à sa personne mu génn wax ak peuple am apaiser tuuti xel yi apaiser xol yi dalal nit ñi
man loolu bu ma ko mënoon a jàkkaarloo moom tey wax ko mooy li ma gën a ëppal importance. ku mën a génn wax baax na Sénégal yi dañ ko déglu dana rafet mais bi ëpp solo mooy moom moo war a génn dalal xelu Sénégalais yi parce que actuellement nii may wax ak yow ñun ñëpp en tant que sénégalais ñun ñëpp a tiit. ñun ñëpp a tiit ci insécurité bu am mais ñun ñëpp a tiit aussi ci élection yii ñu jëm te kenn xamagul nuñ cay àggee. parce que fi mu ne nii koo ni politique mu jàpp ni dëkk bi day tàkk. koo ni politique mu jàpp ni dëkk bi day tàkk aussi ñoom ñi nga xamante ni ñoo seq politique bi ma di leen ñaan ñu dalalaat xeli sénégalais yi parce que ñun ñëpp a tiit que ça soit man que ça soit yow que ça soit keneen ku mënte doon ñun ñëpp jàpp nañ ni élection yii di am nii moom dëkk bi catastrophe bu mag mën na fee am te loolu jaaduwul Birahim dëkk bi nit ñi lekk lañ gën a tal bàyyi ak naan plutôt que ay xeex ak ay xuloo ko yu ñàkk fayda yooyu du dëgg nañu dimbale sénégalais yi dalal seen xel tuuti pour comme ça ñu mën a am yeneen activités yu ñu mën a concentré wu pour que vraiment au moins xam nga beneen ouf de soulagement amaat déjà Dakar mi ngi xat. tout à fait boo xëyee sa kër. dem liggéeyi boo wàccee bala ngay àggaat sa kër. yàlla xam. yàlla rek a xam am na waajur yoo xamante ni bi seen doom yi sax miinatuñ leen xamatuñ leen parce que duñ gisante ak ñoom heure bi ñuy xëy. day fekk xale yi duñu yeewu sax pour dem école. wala dañuy fekk xale yi yeewu dem école. c'est parce que heure bi mu wàcc mooy guddi de telle sorte que bu ñëwee day fekk xale yi tëdd. sonn nañ ainsi de suite xam nga coono bu metti foofu éducation sax dafa mën a am il faut ñu réfléchir aussi ci l'individualité yu nit ñi ak it aussi façon bi nga xamante ni bi nit ñi ñu ngi koy dund ak seen famille ci seen biir kër yi. ak xale yi nga xamante ni bi aussi vraiment metti na ci ñëpp. kon nañu delloosiwaat xel yi ñu dalaat ñu toogaat ñu nangoo toogaat waxtaan. ki nga xamante ni bi nag moom la ñu tuddee sama wayjur nga xam ne mooy Serigne Ousmane Sonko. comme moom fi mu ne nii mooy deuxième personnalité. homme politique bi nga xamante ni bi tey poids bi gën a diis. ginnaaw le président de la République poids bi gën a diis ci kawam la tegu. il faut que mu delloosiwaat boppam ci boppam moom. na delloo si boppam. il faut que mu delloosiwaat boppam ci boppam moom. ak la yërmandeem ci digganteem ak boppam ak la yërmandeem ci digganteem ak boroomam ak li yërmandeem ci digganteem ak doomu aadama yi pour kii nga xamante ni bii ñoom ñaar ñoo ko seq ci saayirement ci ñoom ñaar ci poids bi ci seen loxo la nekk ñu jéem a xool nan la ñuy def ba mu am tuuti équilibre pour ñu mën a toog waxtaan delloo si xeli Sénégalais yi dalal seen xel parce que ñoom ñaar bu ñu nangoo toog waxtaan rek xoli Sénégalais yu bari dellu si waat que ça soit Macky dafa bëgg lii que ça soit kii dafa bañ laa kii dafa bëgg lii kii dafa bañ laa loolu yëpp mënta ñàkk ci am réew pour que rek kenn ku ci nekk mi ngi jéem a am solution mi ngi jéem a wut solution à ce que li war a dox kon yaakaar naa ñoom ñaar toog warul leen a mën a jafe loolu daal moom maa ngi leen koy ñaan ñoom ñaan yëpp ñu delloosiwaat xel Sénégalais yi delloosiwaat xoli Sénégalais yi defalaat Sénégalais yi pour que Sénégalais yi vraiment mën a amaat beneen dundit bu ñu dund quoi. dañ koy jaajëfal xam nga li tax ñuy wax naan kàddu yi maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru Noreyni ñu bari dañ koy soxla ndax dafa am lu bari lu muy apaiser ci askan wi ndax rawatina ñi koy seetaan ñi koy déglu ci biir réew mi ci bitim réew sëñ bi xanaa tàllal suñuy loxo comme niñ ko faral di defee nga ñaanal ñun ñaanal réew mi xam naa ni ci nga dëkk bés bu set nga def ko ñu fekkee ñu bañ a fekkee waaye dañ lay gërëm ci dalal bi ñu dalal ci seen émission toute la vérité exceptionnellement ni ngeen ko gisee on l'a fait en wolof émission la boo xam ne on le fait tous les dimanches en français mais ñu naan exception bu amee ak surtout exclusivité bu amee kii daf ñu ko jaral te mu may ñu ko également yombal ñu ko ñi ngeen ko gisee nag noonu la mel di maanaam oyof bi donte yenn nañ ko lu diis ndax li nekk ci ginnaawam ñëpp di taataan ay kàddoom bëgg ko muy jullit bi ak ku dul jullit ndax ba ñu waxee émission bi ku nekk woo na ma ne ma sëñ bi dama ko bëgg muy jullit muy dul jullit muy ku mën a doon muy xale muy mag muy ndaw kon ñu xam ne kon noonu la ñu ko mënoon defee en tout cas dañ ko ci gërëm bu baax a baax ci yombal bu ñu ko yombalal jërëjëf sëñ bi sant nañ la bu baax. yow yaa jërëjëf. ak mbokk yi nga àndal ñëpp comme ni ma la ko waxoon rek ak kilifa gi nga xamante ni mooy Bougane. di ko ñaanal yàlla sama borom defal ko tawfeex. amiin defal ko jàmm. amiin maa ngi koy ñaanal en tant que sama mbokkum taalibe ak bëgg ak yëg
bu mu am ci man te yàlla sama borom boole ñu bu yàgg loolu wax naa ko Sénégalais yëpp xam nañ ko di continuer ñaanal suñu kilifa diine yi rek ndax wax dëgg yàlla suñu samay bàyyi ngi fi Darou Moussi yàlla na sama borom yàgg leen ci suñu kanam yàgg te wér Serigne Mountakha aussi yàlla sama borom dolli yërmande ak sutura bu baax amiin yaa rabbi biir réew mi daal amiin yaa rabbi amiin sama borom dolli ñu sutura amiin Mbacke kon nag xale yi examen yaa ngi noonu bon courage ñaan mën naa maye lépp waaye man moom damay téye sama ñaan moom tey dama leen di wax ne leen bon courage et puis maa ngi xaar résultat yi nag dégg nga positivement ay kon jàmm xewul incha allah. mooy sas bi. merci également à vous autres téléspectateurs yu Sen TV auditeurs yu Zik FM ak ñëpp ñuy suivre ci D-Média xam naa ni bii benn jukki la dinañu ci amaat beneen boo xamee ni ci jamono bu ko laajee rek incha allah daañu ci ànd ak kii nga xamee ni moom mooy maam Thierno Birahim Mbacke moom Seydina Ousmane Mbacke Noreyni ñu koy jaajëfal dimanche prochain beneen gan ci beneen numéro toute la vérité jaa ngeen jëf.